Serigne Diong kilifa laa ci réew mi rek jarul def. mbokk yi safoo leeru jamono Walfadjri ñuy am mbégteex bànneex di feggoog yéen àllarba bu jot si waxtu bi jotee si seen émission bi lee di Selebe Yoon ñu fi penco lépp loo xamante ne dafa yemook actualité ay bés bi askan wi bëgg ñu leen ci gindi ñu nekk ci période campagne électorale kon ponk yu bëri ñu nam ko waxtaane ci plateau bi ñu am fii ki nga xamante ne moo di Babacar Bertrand Baldé bokk ci Alliance pour la République plus précisément si CCR maanaam kuréel gi nga xamante ne moom moo boot cadre yu républicain yi ak ki nga xamante ne moom moo di Serigne Diong fare ci parti bi di Rewmi nekk ci kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci seen i comité directeur ñu nam waxtaanee ponk yu bëri kon ni ma ko waxee ci ndorteel la aju ci wàllu campagne électorale bi discours yi itam waaye fichier bi nga xamante ne moom moo waral coow li itam dina bokk ci ponk yi nga xamante ne mën nañ ko waxtaanee du ñu def lu dul bàyyi suñu ay gan ñu nuyoo ba noppi ñu doog a xuus ci waxtaan wi Serigne Diong maa ngi lay nuyu. soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax di jaalewaale Sidi Lamine ñu bokk vraiment mu nekk koo xam ne yàlla moo dogal waaye manqué na fi waaw réew mi jooy nañ ko waaw di nuyu Sénégal yëpp nag ak adduna bi yëpp ñu ñu déglu di nuyu aussi sama jarbat jërëjëf Serigne Diong Babacar Bertrand Baldé yow tamit ñu ngi lay nuyu maa ngi lay fay soxna Awa Diop di ziar te di nuyu Serigne Diong di papa di nijaay ci man di nuyu itam waa Sénégal mi ñu seetaan ci biir réew mi ak ci biti réew mi. jërëjëf ñu xuus ci li nga xamante ne moom moo di waxtaan bi point bi ñuy njëkk a yëkkati di ko évoqué moo di wàllu fichier électoral bi lu tax ñu ciy amal taxaw seetlu ndax ki fi nekkoon njiitu réew di maître Abdoulaye Wade dafa yëkkati ay kàddu xam le ne élection yi luubal nañ ko ba noppi ndax fichier bi amul lenn lu ci leer ki nga xamante ne moo di candidat sortant bi def na ay pexem ba noppi ba plébiscité boppam ci 59 voire 61% ne premier tour lay jàll mu jàpp ne leeraange amul ci kon waruñoo dem ci élection ci ay conditions yooyu li muy sàkku mooy élection yi ñu neenal ko waxtaanaat si wàllu fichier boobu Babacar Bertrand tey naka nga jàppee wax jooju. jërëjëf soxna Awa. may tàmbali sama kàddu itam di bokk ak ñëpp tiis bi dal démb ak tey yaakaar naa mooy décès wu maître Mbaye Jacques Ndiaye di ko jaal baro bi di ko jaal famille judiciaire bi waaye di ko jaal njaboot gi yëpp di naan yàlla mu yërëm ko jéggal ko te xare ko àjjana ci barke Yonent ci bi démb yaakaar naa ni ñun ñëpp ñoo jotandoo ci kàddu ki fi nekkoon jiitu réew mooy Abdoulaye Wade ñu ñaawlu ko ci ay ponk yu bari bi jiitu mooy Abdoulaye Wade yaakaar naa ni monument bu mu doon ci réew mi ci Afrique ak ci àddina dem bay woote pour ñu reporter ay élections dem bay woote daanakam sax ci ñu jaxase carte yi maanaam am nu ñu def man dama ci am gàcce ndax Abdoulaye Wade dafa xeex 26 ans ci opposition bi mu jël réew mi ci transparence lu tax may tudd transparence ndax dafa wax waxu fichier wax ne que le candidat Macky Sall dafa préfabriqué ay résultats am loolu bu possible woon kon moom ca 2012 plutôt kon dana toogaat benn ñaar yaakaar naa ni état bi def na lu ëpp 800 millions de francs CFA ci ñu saytu fichier bi fichier gi wóor na wóor gi nga xamante ni yaakaar naa ni démb xam barki démb maître Mame Adama Gueye mii jiite plateforme opérationnelle pour la sécurisation de l'opposition pour la sécurisation des élections ki ñu wax Aly Ngouille Ndiaye di ministre de l'intérieur dalal na ko loolu démarche de transparence la te yaakaar naa ni ba tey wàccuñu yoon ni ko yoon tëralee ni ko code électoral tëralee ñi ngi ci fichier bi ci lañ demee parrainage fichier bi ci lañ nar a demee élection kon man ma jàpp ne waxi Abdoulaye Wade gi day wundu leneen wala day nëbb leneen loo xam ne xëy na xam nga nañ nangu ñun ñëpp que naqaru Abdoulaye Wade doom ji la te tey dama ci am gàcce ndax ku mel ni Idrissa Seck waxoon na ko ci dévolution monarchique bi ak ñeneen ñun ñëpp suñu xeex en 2012 moo nekkoon loolu moo nekkoon idée wu dévolution monarchique bu ñu amoon waaye tey dafa mel ni histoire jox ñu dëgg ndax ñi ngi xeexal wala moom mi ngi xeexal koo xam ne ma nga Qatar moom ma nga Versailles wàccuñu ci terrain politique bi gisuñu leen xamuñu leen damay jàpp ne sax ne dafay mel ni ku xeeb waa PDS wala li des ci PDS lu tax li des ci PDS ndax léegi PDS daanaka li ci des bareetul
ndax candidature doomu Ablaye Wade bi nga xamante ni c'est une candidature qui n'existe que dans la tête du président Ablaye Wade donc dama jàpp ni moom naqar googu la nekkee ba tey waaye man dama koy rassurer di rassurer ñëpp nu ñu def ba 2000 ñu voté dans la transparence ci jàmm ak salaam 2012 itam ñu defee ko noonu le 24 février incha allah noonu lañ nar a demee ci jàmm ak salaam ñaar daal mooy am nit ñi génn en masse dem voté carte mooy fal mooy folli waaw loolu daal ci carte boobu dinañ ci ñëw Serigne Diong ci kaddu Abdoulaye Wade yooyu tey ñu bëri ci kujje gi ànd nañoo moom ci kaddu yi nga xamante ne yëkkati na ko jàpp ne naam luubal kon fi mu nekk nii taxaw na ba noppi def nañ ko sax ba noppi fi mu nekk nii dañuy mottali yéene rek. waaw asalaamaaleykum. xam naa nag loolu moom tey daf may xaw a doy waar sax ma mën ci tontu mais comme laaj nga ma ko rek danaa ci tontu ndax dëgg-dëgg Wade moom sama ki nga xam ne moom laa àndal ci politique muy Idrissa dama xam bëgg bu mu bëgg Ablaye Wade ba tax na man moo tax lu ci bëree bëri ci affaire Wade du ma ci bëggatu ko danaa ci xam loo xam ne sax dama ko ci xaw a moytu moom ndax dama xam fi Ablaye Wade toll ci moom mais nag Ablaye Wade aussi bala may ñëw foofu sax naa dugg ci fichier bi nga wax ba pare parce que dama jàpp ne lu ñëpp bokk war ci waxtaan suñu téye fichier bi ne daal fichier bi dañ koy bàyyi ba maanaam le 15 jours avant nga koy jox opposition bi te ñoom article bi ñu wax ne xaw ma article 11 loolu la wax mais article 48 bi yaakaar naa moo ëpp doole te moom nee na mën nañ ko joxe plus de 3 mois avant élection te loolu sax dafa nekk loo xam ne xel du ko mënul nangu parce que Macky Sall day jeexal réew mi ñoo ko fal kon ci yoon ñi nga xam ne ñoo war a bokk fichier bi war nañu xool ba xam ndax fichier bi ci la ñuy woote ci la ñuy xam ñaata bindu ak naka la ñu bindoo ak naka la ñuy wootee mais su fekkee ne ñoom dañu waxoon ne sax ci parrainage bi buñ ko deelee jox opposition bi peut-être ñi nga xam ne alors dañ ci xam jël ay kii pour mën ci parrainer loolu lañ doon lay mais léegi lay bi jeex na defe naa parrainage bi jeex na kon kay fichier bi amatul xaar war nañ ko joxe mais fichier bi man dama mas a wax ne leen Macky Sall du joxe fichier bi ba tey jii may wax ak yow le 15 bi ñu wax foo jaar na nga ci dégg ay tappale parce que fichier ba la ca ne jubul te li may wax ni télévision laa toog di wax leeral sax moom fi tax a ñëw Modou Bane wax na lu am solo ñu bari bàyyiwuñ ci xel nee na moom dafa wax lu leer ne ay policiers yu nekk daaf ñoo ko wax ko ne ko fichier bi ñu yóbbul waa conseil constitutionnel fichier boobu du fichier bu baax alors man nag maa ngi dégg sax ñuy daal waa conseil constitutionnel mais conseil constitutionnel du ma leen daal dañ leen yóbbul rek ñu liir parce que tam nag fichier électoral bi intérieur la jóge lañ ca def ba yóbbu ko intérieur ñoom bu ñëwee ñoom dañu jël rek liir mais ci condition yooyu yëpp Serigne nangu ngeen ne amul leeraange ci seen wàll ci yéen a ngi ñaaw njortu ci fichier boobu mais itam nangu ngeen a dem élection ci fànn yooyu waa xam nga soo gisee ñu nangoo dem élection lépp ñun dañu sukkandiku ci yàlla ndax yàlla mooy joxe nguur nit ki nag dina dem wuti gazam pour taale ko añam mu taal këram loolu gis nañ ko te booba yaakaar naa bu xamoon ne mooy taal këram du wuti gaz pour defar pour taal këram bon bëgguñu histoire ci réew mi dañu bëgg jàmm ci réew mi te itam li ma ciy wax noonu rek ci côté fichier bi pour ma mën ci eggale tuuti mooy bu yàlla dogalee que ñoom ñu ne peut-être 15 jours avant lañ koy joxe waaw mais bu fekkee ne da nga ko joxe nit ñi 15 jours ñoom ñu ngi calculer ne que opposition bi période bi ñu ngi ci campagne duñ ko tala seet mais maa ngi ñaan 15 jours yooyu ñu wax opposition bi dëggalu ñu ngi ci campagne mais nañu wut ñeneen ñoo xam ne ñi ñoom bokkuñu ci campagne bi parce que am na ci opposition bi ñoo ànd ak yoo xam ne ñoom la ñu féete fichier bi buñ ko féetee li may wax nii danañ ko ci gis xam nga nit ki bu lay nëbbu dara rek am na lu ca nekk lu tax ñoom ñu ngoy ci fichier bi ministre de l'Intérieur moo taxawal boppam ne buñ doon tëdd ci mbedd mi sax du ma leen ko jox mais que vraiment daal
naa bàyyi ba ci kanam tuuti ma mën a jàll ci point boobu. tey Babacar ci wàllu fichier boobu ñu jàpp ne dafa am benn clair obscur boo xamante ne moom moo ci nekk naam ñu ngi wax joxe fichier bi 15 jours avant pour ñoom ñu mun ko kii mais itam ñu ngi doon wax ne fichier bi am na beneen fichier boo xamante ne moom moo nëbbu que bi nga xamante ne moom la ñu fësal tey jii ci condition yooyu naka la wóolute war a amee ci diggante ñi nga xamante ne ñoom ñoo organisé comme ni ma koy waxee président Macky Sall il est jugé parti ci élection yi ñeneen ñi nga xamante ne ñoom la war a jàkkaar loolu itam amuñu demewuñu à chance égale ndax moom peut-être xam na lu nekk ci fichier bi ndax son ministre de l'intérieur ci partem la nekk ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo war a jàkkaarloo ak ñoom amuñu benn aperçu ci fichier boobu. yaakaar naa ni tey le ministre de l'intérieur am na posture républicaine bi ko permettre mu mën a distinguer le militant qu'il est du ministre de la République qu'il est. mais il ne l'a pas démontré aussi. waaw loolu xëy na sa xalaat la fichier bi wax naa leen ko leer na wax naa leen ko sànq ne que état du Sénégal def na ci 800 millions wala lu ko ëpp sax ci audit te avant sax loolu président Macky Sall woote woon à des concertations à un dialogue loolu nañ ko nangul woote na ba tàyyi pour ñu waxtaan ci lépp waaye xanaa nag waxtaan bu yem day fekk ñaar ñett ba ñeent waaye ngay woote waxtaan gisoo ñaar li mut baan wax wala li keneen wax c'est leur position on respecte ça waaye dama jàpp ne boo gisee Aly Ngouille Ndiaye wax na que moom dafa bañ tegu ko fenn fu dul ci yoon ci code électoral damay wax dem leen vérifier ko yoon na ko ne 15 jours avant wala nii ak nii nga koy tëralee ci loolu la ne bu dee nag ñoom ànduñu ak li yoon wax wala li Aly Ngouille Ndiaye décision bu mu jël mais nañ ko attaqué ci yoon dëkk bi am na yoon bu mu juumul fichier bi leer na opposition bi wax nga leen ko léegi nii lu tax ñoom avec toutes ces conditions ñoom yu ñu wax ñu nangu dem élection li ma la wax rek fu mu nekk nii wuré wa ñu koy waxee ci wolof dem na këng voilà waxi mag dem na ndamtaali donc fu mu nekk nii bëree des waaye nag le fait itam ñu naan que Macky juge la et parti loolu du faute moom système mu état bi bindoo noonu constitution bi xëy na bu yàlla dogalee sax te rafet nañ joxte ne ci ndogal yàlla boobu nekk daañu jàll au premier tour avec un fort score bu ñu jàllee danañ jël ci ay réformes yoo xamante ne xëy na daañu wàññi pouvoir président de la République parce que loolu fii lañ ko fekk donte mi ngi wàññeeku ndànk-ndànk waaye Macky fu mu nekk ni du juger parti Macky fu mu nekk ni candidat la au même titre que tout le monde. candidat la au même titre que tout le monde tey Serigne Kujje bi naam comme niñ ko waxee am nañu lënt ci fichier boobu mais nangu nañoo dem élection ci ak lënt googu entouré leen lu mel moo tax maître Abdoulaye Wade yëkkati ay kàddoom ndax tey ànd ngeen ci moom dogal bi nga xamante ne moo di li ñu jël ne jàpp na ne waruñoo dem élection ci condition yooyu ndax war nañu waruñu ndax est-ce que ci démocratie fi mu toll war nañu reporter ay élection présidentielle fii ci réew mi. waaw xam nga sànq dama la wax ne la maître Wade toujours vraiment bu ma sañoon sax du ma ci wax waaye nag dinaa ci mën a sànni kàddu ci côté boobu ndax maître Wade dafa yéex a wax te maître Wade ci dëgg-dëgg ci élection député yi ba mu jeexee ba léegi la dem France toog te moom loolu muy wax dëgg la de moom xam na la ne ci fichier bi mais li ci nekk kay mooy lan moo tax mu toog ba élection yi des 15 jours mu soog a ñëw di wax ne nag fichier bi baaxul te mënoon ko wax bu yàgg bàyyi ba nga xam ne bon état bi def na dépense am lépp moom xam na ne élection yi mënatuñ ko delloo ginnaaw mu soog a ñëw ne ah fichier bi de baaxul parce que maître Wade dëgg-dëgg mi ngi xaar ëllëg si biir ñu ne voilà maître Wade moo waxoon loolu mais bala may ñëw foofu damay ñëw ci waa APR dafa am problème bu ñuy wax toujours ne élection kenn mënu ko sàcc parce que ci urne yi fa ñuy wootee liste yëpp ñëpp nga fa teew luy nanga bon sàcc élection du foofu fa ñuy sàcc élection jiitu na la ñuy yóbbu sax intérieur dama lay jox rek benn firnde Sénégal dañuy wax ne yaa 16 millions à peu près d'habitants bon ñu ne fii Sénégal boo seetloo bu njëkk bi depuis Senghor ba léegi parce que man fekk naa ci temps wu Senghor tuuti Sénégal musul egg 4 millions votants musu fa egg kon ren bu ñu waxee ne à peu près mais mën naa joxe rek tey bu 3 millions doon woote soo joxewul fichier bi sàcc gi nga mën a sàcc élection mu yomb lool dama loolu laa gëm ne moo jaar ci élection député passé bon bu ñu nee tey 3 millions mooy woote 3 millions boo ko séddalee par 3 mën naa wax ne la ñetti téeméer nga def tey nga ne ñetti téeméeri nit
ñooy woote ci école bi ñoom pour sàcc élection dafa yomb foofu ñett téeméer yi war a woote da ngay jël téeméer bi bindu nañ ba pare ñu ngi ci fichier bi te ku newul ci fichier bi mënoo woote. ñu dindi téeméer ci fichier bi boo xam dañuy effacer seen tur ñoom jël beneen téeméer boo xam ne ñoom ñoo xam fu leen di jëlee ci àll bi bon ça veut dire bugguma tudd sax maanaam nga dem ba gannaaw transfert d'électeurs. waaw voilà dem ba gannaaw Fuuta sax nga jël fa say ba jël fa sa téeméer yoo xam da ngeen dugal ci oto ëllëg bind nga leen ci fichier bi jour waat ba nga dugal leen ci oto indi leen ñu woote ça veut dire bu ko defee moom am na téeméer bu mu dencal boppam boo xam ne leer na koy bii téeméer moo ko moom léegi lu des fee du ñaar téeméer mais ñaar téeméer yi boo demee Touba nga ne Wade moo fa ëpp doole bu fa Wade amee téeméer Macky boo amee fanweer sax jàll boo ñëwee Thiès bu fa Idi amee téeméer Macky bu fa amee fukk ak juróom jàll boo ñëwoon Dakar même Khalifa ak keneen ku fa loo am rek Macky bu fa amee fanweer sax day jàll te comme moom moo yor état fu gars yi loolu moo la def ci élection député yi raw fépp ñu naan waa Macky nu mu def ba raw si nangam ñu naan wala Idrissa waa Thiès waa Thiès mosuñu ko bàyyi dañoo joxewul carte d'identité yi soo demee Thiès kër goo duggal Thiès ak Dakar a ci yem sax yow yaa ngi ni toog am na fi ñeneen ñu bari jotuñu seen carte d'identité ba léegi ñi seen carte d'identité ñu def ci noo wot est-ce que loolu yoon la ci am réew nga ne réew mi jàmm laa bëgg bon mun naa jàll fuuti defe naa fa am loo ma doon laaj foofu mën naa foofu lu gudd sax waaye dama koy dagg foofu defe naa yaa mën a wax ci problème mu Maître Wade li mu wax dëgg la mooy li ma la wax mais ci li ma jàpp mooy Maître Wade man xam naa ne ku bëgg Sénégal la waaye nag doomam da koo gënal Sénégal loolu mooy problème mu Maître Wade parce que tam nag PDS dafa am ay góor yu ànd ak moom di ko xeexal Maître Wade nekk France depuis heure bu ñu nee dana ñëw heure bu ñu nee maanaam préparé nañ Karim dina ñëw waa PDS di ko xaar bu date ba jotee mu fausi ba mu dégg naa seen porte parole bi Babacar Gaye am ku ko laaj ne ko waaw Karim kañ lay ñëw waxoon nga fi ni sàngam lay ñëwul mu ne ko waaw mais comme man nag dëgg-dëgg moo ma doon wax te gisatuma man dóor ma wax xanaa ma gis Karim waaw nëbbatu boobu leen Karim di nëbbatu lan moo waral loolu ay nit taxaw nag di ay góor di la xeexal bon man mii di wax nag man waxoon naa fii ci Diine ak Jamono toogoon naa fii ci dëgg-dëgg moo tax bëgguma ci woon a xuus sax di ci wax toogoon naa fii wax ne dil la keroog Ousmane Sène daf ma ne est-ce que lii yaakaar nga dil la ma ne ko dil bi mooy Macky ak Abdoulaye Wade musuñu réero Macky ak Karim kon ñoo def dil bi musuñu réero Abdoulaye Wade nag doomam am na foo xam ne xam nga yenn saa yi di nga am sa doom mag la muy gis xale du ko gis Karim dugg ci loo xam ne xëy na Wade dootu ko ci mën a génne te dina am kersa di wax ne lii daal nii la demee ni nangam mais firnde bi ma lay woon rek ne la yaa dil boo xam ne am na ci moo xoolal Karim bi mu nekkee boobu ba léegi est-ce que Karim li ngay dégg yëpp mu nekk Qatar mas nga dégg ci lu ñu coow yëpp Qatar Karim wax ci affaire yi ñu koy coowal yëpp du déggoo mu wax maanaam waxul benn yoon ne li ma Macky def ba biñ koy génne ci candidature tam sox Macky Karim waxul parce que Karim ak Macky Sall loolu nag sama xalaat la li ma jàpp mooy Macky bi muy génne Karim fii ay minuit la ko génne ñu ne Karim dañ ko defaral passeport ay minuit nangam xam nga man loolu xel mënu ko nangu parce que Karim grâce conditionnelle amul fenn kon suñ ko génnee dama ne jigéen ku ko takk xëy fase ko toroxal ko ne ko demal sa kër baay mais boo demee sa kër papa bul génn bul waxtaan ak sa papa bul waxtaan ak keneen na nga toog benn place bu ko nangoo am na lu ngeen wax damay fàttaliku ne Karim bi mu demee dañ ñëw mënul dem sax seeti papaam Qatar France waaw France mais bi Karim bi bindu jotee pour man li mu jëlee Macky Sall bi bindu jotee Karim dafa jógee Qatar dem Koweït bindu ji loolu ñëpp seetaan nañ ko ci télé bi kon bu ñu naan Karim amul carte d'identité man gëm naa ne Karim am na carte d'identité léegi nag bi Karim demee bindu ji pour man Karim dafa waroon nekk candidat parce que Abdoulaye Wade am na ko mas a laaj ne ko candidature Karim mu ne ko loolu bu ñu ci eggee dañ koy lijjanti ak ca kanam. kon lijjanti bi moo lënt. waaw xaaral baal ma may gale foofu tuuti rek dafa am solo parce que foofu moo fi tagee dafay xaw a doy waar. te xas naa dugg xuus foofu bëgguma fi woon dugg sax. mais danaa ci dugg. alors léegi loolu moo waral bi Karim delloo biñ ko bindoo ba pare Qatar man pour man Karim dafa waroon ñëw mais xam naa ne ci diggante bi ñàkkul sama xalaat la nag
Macky xam na ni bu Karim ñëwee nekk candidat dañ naan dil la te buñ nee dil la coow dana bari te Macky loolu du ko arrangé peut-être mu ne ko léegi toogal ba élection yi jàll moom wax na ko sax ba après ma amnistie la. ma amnistie la waaw loolu moom leer na. loolu nag laa ragal ne moo tax mu toog. mu toog mais kon bu fekkee ne dil bu am diggante Wade ak Macky Sall tey mun nañu wax ne waa APR am nañu un allié de taille mais terewul gis nañu ci campagne bi Macky Sall mi ngi ŋàññ ki nga xamante ne moom moo di Abdoulaye Wade. damay sant yàlla parce que dafa am lu feeñ ci waxtaan gi ndax man xaw ma woon ndax élection mën nañ ko sàcc góor gi ci waxam wax nañu fu ñuy jaar ba sàcc élection damay sant parce que kon tey réew mi buñ leen dénkoon le Sénégal xëy na ñoom fii la ñuy jaar pour sàcc élection yi man xaw ma ko woon moom nee na fii ak fii ak fii ak fii. ay Balde toogal ci élection législative yi transfert d'électeur yow yàgg nga ko dégg man ba ngay nekk étudiant di jàng ba léegi déglu ma moo ko wax. transfert d'électeur yàgg nga ko dégg. ñaar lu tax ma sant yàlla dafa wax ni Abdoulaye Wade bëgg na réew mi waaye doomam ko gënal réew mi donc venant d'un parti comme réew mi parce que kii bu waxee Idrissa Seck wax ndax moom la fi toogal donc ñoom bu ñu waxee lii mais ñun dañuy sant. parce que dañ daan ne pouvoir ko waxee nii waaye Abdoulaye Wade kon gis nañ ne génnam gis nañ ne dévolution monarchie bi mais dëgg la comme waa réew mi wax nañ alhamdulilah. mais loolu Idrissa Seck yàq na ko wax defe naa Macky Sall bi mu toogee sax loolu la bi muy expliquer problème am yëpp si fi muy jógee il l'a toujours dit il l'a toujours clamé haut et fort. waaye xam nga ni changement de discours am na ndax fan yëpp Idrissa Seck mi ngi def des appels du pied au président Wade parce que xëy na da doon xaar ci sortie Wade bi mu am une consigne de vote. waaye loolu yëpp amul Abdoulaye Wade Macky ŋàññu ko boo seetloo Macky ba mu toogee ba léegi il a toujours été respectueux vis-à-vis d'Abdoulaye Wade génneel ma fenn rek foo xam ne wax na ko kàddu bu ñaaw. bi mu ko mujjee wax ca Kébémer bi moo gën a kii di may ma rek li mu ko mujjee wax ci Kébémer. lu mu ko wax. que par exemple ku perdre pouvoir bi fi mu nekk nii da ngay toog nekk à équidistance des choses rawatina nga nekk mag. loolu ŋàññ la mais yow gis nga Abdou Diouf 80 ba 2000 mu toog fi bu mu demee mu nangu la victoire par les urnes d'Abdoulaye Wade mais Abdou Diouf musul gêner Abdoulaye Wade. mais tey lan moo tax ngeen war a mën a tatagal Abdou Diouf te mënu leen tatagal Abdoulaye Wade. amuñu problème ak Abdoulaye Wade ndax Abdoulaye Wade ñëpp la président wu ñëpp la woon mu def fi ci bilan am lu rafet donte am na lu ñu mën a ngaañ waaye mu def fi loo xam ne ñun gis nañ ko waaye nag li ma la wax rek te góor gi wax na ko nee na Abdoulaye Wade doomam a ko gënal réew mi du maa ko wax moo ko wax. te loolu dëgg la réalité la gis nañ ko 2012 bokk na ci lu ko daaneel 23 juin yéen a ngi koy fàttaliku fii la leen fekk ak yeneen ak yeneen donc réalité boobu moo ko dab Macky Sall da ko wax dëgg. mais tey li ñu jàpp moo di kaddu yi Abdoulaye Wade yëkkati c'est plus en votre faveur yéen waa Alliance pour la waa Benno Bokk Yaakaar que en faveur de l'opposition. loolu sa analyse la waaye ñun daf ñoo leer ne majorité yi Sénégalais ñi ñu faloon en 2012 daañu falaat mais Awa Diop. yow doo weddi ne que 2012 ba léegi Macky Sall dafa am prouesse bu mu réussir en politique maintenir intacte une coalition comme Benno Bokk Yaakaar. coalition boo xam ne à sa plus simple expression. coalition boo xam ne ñëpp ci du ma tontu ci loolu du ma tontu ci loolu coalition boo xam ne ñëpp ci ne mais géopolitique la champ politique la Awa Diop ñaari équipe yu ñuy fubal mais loo bëgg da ngay toog gi seetaan kii di dugal la ngay kii mais da nga attaquer da nga défendre da nga teg ses stratégies te Macky kenn la contre ñëpp. ñu dellu ci beneen point bi moo aju ci wàllu li nga xamante ne moo di carte électorale bi ak li nga xamante ne moo aju ci wàllu carte d'identité yi tey carte électorale bi am na modification ci zone yu bëri soo demee ci Touba yokku nañ fa lu toll ci juróom-ñetti bureau de vote ni mu amee Touba noonu la amee ci yeneen i localité itam ñu jàpp ne li ni mel moom mooy enclencher procédure fraude massive bi nga xamante ne opposition bi depuis un certain temps ñu ngi commencé di ko yuuxu Serigne. waaw xam nga problème mu carte d'identité yi moom ci dëgg-dëgg élection yi moom dafa nekk élection yoo xam ne alors lu doy waar la moo tax ku ci tiitul itam dëgg-dëgg ànduloo sa xel waaye nag man dama ci am xel mu dal ci benn côté mooy dafa am wax boo xam ne sëñ Sidi Mokhtar daf ko wax dane woon Sénégal ku fi nar lu dul jàmm na nga xam ne loolu dana këpp sa kaw loolu nag man ci laa sukkandiku
loolu nag du ma wax ne parti au pouvoir du ma wax parti du ma wax opposition yàlla moom xam na te yàlla wax na ngeen di doxal ci dëgg kon nag parce que boo xoolee rek problème mu carte d'identité man fii laa gisee ci Sénégal lii ci élection yi carte d'identité boo xam ne boo bëggee dem tey boo demoon tribunal mënoo ci am casier judiciaire carte d'identité bu amul tur day amul turubaay nit ci carte d'identité yi laa mas a gis nit ñu rang ci carte d'identité ba dee ci pour jot seen carte d'identité ci élection yi lañ ko mës a gis ba tey jii ñuy wax ni boo seetloo man nag dama am loo xam ne maa ngi ko bëgg a wax opposition bi ñu bàyyi ci xel carte d'identité yi man jàpp naa ne war nañu woo ndax tam loolu day indi jàmm war naa ñu woo société civile woo presse bi même këru diine yi sax parce que nag jàmm du ñu xaar ba coow ba histoire di am ñu teel ko waaw te am na loo xam ne mën nañ di jàmm ji këru diine yi fenn fu ci nekk ñu envoyé fa kenn mu ñëw ñoom ñëpp ñu ànd def benn bloc suñu xëyee tey dem préfecture Guédiawaye dañ koy def nag annonce boo xam ne ñëpp dinañ ko dégg maanaam bis sàngam préfecture Guédiawaye la ñuy dem képp ku dëkk Pikine wala Thiaroye wala nangam yow yaa xam na nga ñëw foofu bu fekkee ne jotoo sa carte d'identité carte d'identité yi yëpp ku xam ne amoon nga sa carte d'identité am na numéro téléphone suñu jëlee carte d'identité yi woo borom woo ci numéro téléphone bi ñetti carte d'identité rek danañ xam loolu ñu ko moom su ko defee ñooñu danañ mën a jot seen carte d'identité suñ fa jógee annoncé ne Tëngéej lañ jëm tey bee Thiès lañ jëm commencement bi rek suñ ko commencé sax dina mën a dem ba nga xam ni yeneen secteurs yi danañ ko mën a defal seen bopp waaw su ko defee loolu buñ ko defee li ci ëpp nit ñi mën nañ jox seen carte d'identité ndax tam nag carte d'identité yi man gëmuma ne sax jàpp ma ne parce que xam nga jël carte d'identité waa Dakar yóbbu Bambey jël yu waa Bambey indi Dakar loolu suñ ko defee kenn du jot sa carte d'identité léegi nag loolu di nga gis ñoo xam ne dañ naan non loolu ban intérêt la ci état am pour def loolu mais kii téye carte d'identité nit ñi pour bañ ñu jot ci ba ñuy rang nit ñi di ci dee war nga xam ne am na ci intérêt parce que tam nit ñi bu ñu jëlul seen carte d'identité dana wàññi électeur bi ah. mais tey le ministre de l'intérieur li mu xamle démb moom moo di ne sur 6 millions et quelques d'inscrits ñëpp jël nañu seen carte d'identité ba mu des 200 000 ñoo xamante ne ñoom ñoo jotagul seen carte d'identité te ñoom ñoo ko jëleegul ndax tey yéen li ngeen constaté sur le terrain moom moo di ne comme ni mu ko waxee c'est des chiffres yoo xamante ne mën nañ jàpp ne lu dëggu la loolu moom mi ko wax sa gëmu ko dama lay jox benn firnde carte d'identité yi mën naa wax ne man dama gëm ne su doon 3 millions mooy woote gëm naa ne 1 million 500 yi jotuñu seen carte d'identité dama lay jox benn firnde moom ci boppam moom ministre de l'intérieur bi muy soog a ñëw Abdoulaye Daouda Diallo di soog a dem defe naa am na 1 million de carte d'identité bu ñu jëloon ne yóbbu nañ ko école police carte d'identité yooyu ci ëpp waa Touba ko moom te gëw ma ne ba léegi yóbbu nañ ko bul fàtte ne ñoom Bamba Fall jàppoon nañ fi ñaari junniy carte d'identité ay gos ay ñaari booy pël yore ko ñaari junniy carte d'identité am na carte d'identité yu ñu foroon ci autoroute bi am na carte d'identité yu ñu gasoon suul ci mairie mairie Kaolack bi am na yeneen carte d'identité yu benn xaw ma ay benn jigéen ni ñu ne xaw ma da koo sàccoon xaw ma fan ak fan waaw ñeenti auto fraude ah maanaam bu ñeenti fraude bu ñu jàpp douane bu jàppee ñeenti auto fraude ñaata auto fraude raw bari na xam nga loolu rek kon yi ñu naax saayal la ñu gas suul ak nangam bari na ñoo xam ne duñ jot sax seen carte d'identité ci élection yi xam nga loolu nag te carte d'identité du njëriñu élection rek la di nga gis koo xam ne dafay am gore ñu yónnee ko xaalisam mu dem banque ñu ne ko boo amul carte d'identité doo ci jot gis koo xam ne day génn ci mbedd mi guddee dara ñu ramasse ko ah te ramasse boobu ñu ko ramasse dëgg-dëgg ci téye carte d'identité moo ko amee laax ah police bu lay ramasse du xool danaan rek sa carte d'identité am déet xam nga vraiment loolu dafa nekk àq boo xam ne te nit ñi damay yaakaar ne xalaatuñu ne danañ faatu nit ki war nay sóoraale ne yàlla dafa pare ci lépp xam nga am na loo xam ne sax bugguma ci woon egg ndax loolu dafay wàllu baatin dama aw ma xam-xam boobu waaw mais li ma bëgg a wax rek man ko wax mu gàtt gis nga li xew nii élection yi pare na ca Malakoot ba pare suñu borom bind na ko ba wax na muy demee ka ci loolu dama ciy joxe rek benn misaal ci yonent yàlla Yusuf
Youssouf yàlla daf ñu ci jàngal nguur ku ko xam sax doo sonn di jël sonn ci yii nii reyante bi jaru ko Youssouf bi ko yàlla naree jox nguur mënoon na ni kun rek mu pare mu dem toog mais yàlla da ko jaarale gis nga ko doomu bàyyam yi dem sànni ko ci benn bën yamarilu gis nga ko yàlla fexe ba jaarloo fa ay nit ñu for ko yóbbu ko ci buur ba yàlla jaarale gént buur ba mu gént nag yooyu gis nga pour ma gàttal foofu la ko yàlla jaarale ba def ko ba tax ba jox ko nguur ga moo tax di nga xeex nit di xeex nit di ko xeex fekk booba yaa ngi koy defaral waaw foofu damay yem foofu tuuti d'accord si Serigne point yi mu wax yooyu ci wàllu carte d'identité yi est-ce concevable tey jii ngeen dépensé lu toll si 52 milliards ci carte d'identité yooyu ñu nemmee ko ci des erreurs ñu nemmee ko ci ay carte d'identité yoo xamante ne des inconnus ñoom ñoo koy gàddu des milliers de cartes d'identité di doxantoog moom ci réew mi te xam nañ ne moomuñu ko les ayants droit mënuñu jot carte d'identité boobu carte électorale bi itam ñu modifié ko bi nit ñi di doog a xam ne y a des bureaux de vote qui ont été ajoutés yi ni mel ak yooyu fekk ne ñoom balaa ñuy jot seen carte d'identité comme niñ ko waxee ku bindoo Dakar ñu jël sa carte d'identité yóbbu Touba ku bindoo Touba ñu jël sa carte d'identité yóbbu Tamba itam est-ce que c'est pas fait sciemment boo ne est-ce que teyuñu ko boo ne est-ce que da ngeen def du ñu ñoo def état yow la mën nag ñëpp moo jël xaalisam suñu xaalis ñun def ko ci carte d'identité biométrique ministre de l'intérieur wax na ko mu ne téeméer boo jël juróom-ñeent fukki ak juróom-benn bi récupérer nañ seen carte xam nga tey commission yaa ngi fi ba tey publicité yaa ngi daw ci télé ak ci rajo yi. ci yenn télé yi ñun bokkuñu ci. mi ngi daw dem leen récupérer seen carte xam nga tey man Boubacar ma toog ma ni man jëluma sama carte wala jotuma sama carte est-ce que jëli naa sama carte. est-ce que dem naa xool fañ koy saytoo xam nga fuñ koy xoolee dafa am plateforme boo xamante ni ministère de l'intérieur da ko génnee mu ne fii ku fi dugal sa tur sa lii ak lii ak lii danañ la wax sa carte fa mu ne. mais tey jii may ma pare te Awa Diop Ndiaye si dëkk bi itam mën a manier l'outil informatique xam nañu nu ñu tollu Babacar ci biir réew mi tey jii itam. am na ñoo xamante ne dem nañu wër seen carte fu nekk mënuñu ko jot. Awa Diop Ndiaye taskatu xabaar nga tey boo duggoon ci àll bi nga génn Dakar dugg biir Sénégal. da nga fekk ay commission da nga fekk ay préfet yu sous-préfet yu la ne ay carte d'identité yi ngi fi ay weer a ngi fi kenn jël si wul leen ndax dafa am travail boo xam ne xëy na population itam defuñu ko benn ñaar li góor gi wax ne que modification yi dañ ko tey ak te yëguñu xam nga Macky Sall lii du lu bees ci moom xëy na c'est la première fois mu nekk président waaye yàgg na ci état xam na état ci loxoy Ablaye Wade la jaar ba yàlla dogal li muy dogal bu fekkoon ne tey dafa am njut njaaj bu waaj a expliqué nekk mën nañ ko def kon ci Ablaye Wade lay jiitu nee naa la transparence weesuwul ministre de l'intérieur fan yële recevoir les anciens ministres de l'intérieur toog ak ñoom transparence weesuwul même dans le cadre du parrainage conseil constitutionnel inviter les membres de la société civile xam nga wax nga ma. mais société civile am na yu ñu dénoncé manquement yu bëri. mënul ñàkk xam nga lu tax xam nga lu tax mais conseil constitutionnel a fait fi de tout cela. déedéet xam nga lu tax mënul ñàkk nit ku dul juum amul yéene ba mën naa rafet jëfin woo am erreur ndax nul n'est parfait bu ñu dugg ci système parrainage bi rafetal la woon ñi ñaa ngi wax rationalisation des partis déedéet rationalisation des candidatures ndax parti depuis 81 ba 89 ay loi la wax nañ ci parti naka lañ koy kiwee. mais li rationalisation des candidatures la ñëpp ñu ànd ci dem assemblée pencum ndaw réew mi ñu voté ko déedéet ñëpp ci ànd ndax assemblée tey bu voté dañoo jàpp ne sénégalais wax ndax ña fa ne sénégalais lañ fa toogal. mais la majorité mécanique. déedéet majorité mécanique man gëmuma ko Awa Diop man gëmuma ko man dama gëm ne ña fa toog muy Benno Bokk Yaakaar ak ñeneen réew mi leen ñor man noonu dem bu ñu gisoon loo xam ne dafay andi problème ci réew mi mais duñ ci dugg. donc carte d'identité biométrique yi. kon parrainage beeg yooyu yëpp indiwul problème li ñu voté sans débat indiwul problème. lu ñu ŋàññi boobu ba léegi indiwul problème. Awa Diop li ngeen di wax problème je pense que c'est un terme boo xam ne dañ ko war a éviter ci réew mi xam nga gàkk-gàkk mën na am waaye tentative waxtaan ma nga am jéem waxtaan sax am na wax naa la président def na appel au dialogue à plusieurs reprises. opposition bi après parrainage bi tout juste ñoom lu ñu waxoon le C25 da waxoon ne élection du am dañuy def lii dañuy def laa. loolu amul góor gi wax na ko nee na Serigne Sidi Mokhtar Mbacké na yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem waxoon ne que réew mi ku koy jéem a taal yow sa bopp yaay taal bu ma juumul ci ay kàddoom fii
pour parti au pouvoir wootewul de Benno Bokk Yaakaar newul nañu xeex dafa ne nañ dem élection ndax wax naa la ko ci sama njëlbeenu wax élection mooy fal mooy folli loolu nañ ko gëm te dafa am. mais moom moo teg jéego yoo xamante ne itam saa kiiwul apaisement wootewul apaisement. yan jéego. bu fekkee ne tey ji opposition bi ñoom ñi ngi kaas ci wàllu parrainage bi faalewu leen kaas ci wàllu fichier bi faalewu leen kaas ci kii organiser élection yi faalewu leen avec un ton ferme mu koy tontonteeg ñoom kooku indiwul apaisement itam du moom moo woote apaisement. Diom Ndiaye le président de la République rôle am mooy mu garantir stabilité ak sécurité réew mi xam na lu ma xamul xam na loo xamul xam na ñu ñeneen xamul moom mësul woote xeex mësul woote leneen lu mu woote mooy on est en démocratie mais na nit ñi dem waxtaan ak population bi. mais mun na bañ a woote Babacar mais poser des actes yoo xamante ne ça peut amener à ça. Le fait d'avoir convié la société civile en tant qu'observateur au sein du Conseil constitutionnel c'est un acte fort de consensus qui a été posé par le président de la République. xam man li ma gëm mooy carte d'identité yaa ngi fi na ko nit ñi jëli da nga ne nag njuumte am na waaw du ñàkk nit ki te loolu mi ngi daw ci publicité. léegi ci carte électorale bi nag lan moo indi modification yi ci mais refonte fichier dafa amoon du dëgg révision des listes électorales dafa amoon li kii wax na rek man ma dëkk Pikine bi révision bi di am xëy na maa yoon Nord Foire wala maa yoon feneen ma dem inscrire foofu ma jàpp ne mais man mii sax man sama lieu de vote à Pikine mais dafa changé dafay am te pourtant mënoon naa ne mais dafa am donc man li may woote mooy confiance bi ñuy am actuellement ci réew mi ci état bi mais nañ ko continuer am ba le soir du 24 bu ci yàlla andee incha allahu taala ñu wootante ci jàmm ñu ndokkalante ku ne rek ne félicitations candidat Macky Sall jàll nga ci ni nga ko yaakaar. d'accord ci ñu ñëw ci li nga xamante ne moom moo di discours de campagne yi nga xamante ne ñu ngi koy dégg ci 5 candidats yi. li askan wi di xaar moo di ñu tegal leen ab programme mais programme yi itam pour gëm ko dina doon lu jafe ndax kuy dagaan baatu askan wi da ngay yëkkati ay programme vendre ko miroiteloo ko askan wi ñu gëm li ni mel ba sànni la xob soo toogee am beneen upp doxalin tey est-ce que la manière de faire sax tey jii si wàllu campagne bi jotul ñu xool beneen upp doxalin rawatina ci wàllu programme yi rawatina ci yenn discours yi nga xamante ne ñu koy dégg di joxar bi wanteeg yi ni mel ci ay kilifa. waaw xam nga élection moom li ci ëpp kilifa yi bu ñu jógee dañoo ànd ak xale nag bon kilifa yi ñoo leen mën a dalloo mais su fekkee ne kenn ku ne da nga xëcc bon di maanaam ak acte bi ni mu demee comme li nga xam ne tey moom la xaw ma Mame Mbaye Niang def. dégg naa ñu ne voilà dafa doon def sécurité am nangam mais sécurité kenn ku nekk yàgg na fi loolu nit ki am jël ay 10 personnes ba 15 sax ñu nekk sa sécurité mais Mame Mbaye Niang boo xoolee li mu def moom du sécurité armée la wut moom armée parce que boo demee ba ay 200 nit ak nangam wala 300 nit kooku sax yow foo jëlee xaalis bi nga leen di fay ak li nga leen di jox kon moom liñ koy jiiñ moom sax dafa xaw a taqal boppam. xam nga mooy li ma doon wax sànq rek réew mi yàlla mi nga xam ne moom mooy dogal dane lépp suñu borom lépp da cee pare moom sama benn xarit dañuy waxtaan benn jour ma ne ko dañ ne ku rey nit te tey ko boo dee da ngay dem safara mu ne waaw mu ne ko waaw mais kooku ko rey pourtant mu ne ma ne ko yàlla xamoon na ko yàlla xamoon na ne kii dina rey kii te bindoon na ko kon dañaan sax kooku ban responsabilité la ci am parce que soo ma nee loolu naka lay man jox la benn exemple bu fekkee yàlla xamu ko woon yàlla day am lu mu xamul te yàlla xam na lépp loolu soo ko xamee xam ne Macky Sall mi bi muy falu dafa bett ñëpp bett na boog ñu bari parce que suñu borom bu la joxee nguur dana nguur maa koy jox ku ma neex te moom vraiment daf ko jox te sonnul ñu bëri jaay Abdoulaye Wade def na 26 ans ak lu ko waay mën a waxal Abdou Diouf def na ko lu ne parce que man Abdoulaye Wade sama waa kër ñu ngi may dégg xam naa dañuy jaaxle sax sama papa mii nan la dem doon ànd ak Idrissa mais booba damaa ànd ak Abdoulaye Wade nag ba mu jeexal ma xam ne li mu waroon liggéeyal Sénégal nag liggéey na ko te man nag Sénégal la ma ñor du Idrissa ma ñor du Abdoulaye Wade ma ñor dama xam ne nag Sénégal nag léegi moo ma ñor loo taxoon may topp Abdoulaye Wade ci dëgg-dëgg gisoon naa ko
parce que bi mu toogee ci Sénégal ku nekk xam nga ne def na fi loo xam ne Senghor def ko Abdou Diouf defu ko liggéeyal na Sénégal alors ma gis nag loo xam ne Abdoulaye Wade da koo defoon ma gis ne loolu ma toppee gis Idrissa mu def lu mel noonu Abdoulaye Wade maa ngi rappelé ci temps woom ak Abdou Diouf Abdoulaye Wade dafa mës a ñëw ni Abdou Diouf leb na 615 milliards ci baatu Sénégal boobu 615 milliards dafa tey nga naan ay 20 000 milliards ba ko Abdoulaye Wade waxee dañ ne lii de bu subaa dig dina woo Abdoulaye Wade parce que loolu dafa graaw Sénégalais yi xamuñu mais Abdou Diouf ba mu ñëwee da ne waaw parce que Abdoulaye Wade lu muy wax day am firnde ba Abdou Diouf da ne waaw loolu dëgg la porte parole ba mu ñëwee dafa wax ne waaw dëgg la 615 milliards yi ay forage lañ ci defal ak i moom la ko Abdoulaye Wade doon wax ne Moussa forage madame Moulay loolu Idrissa dafa def lu mel noonu am na temps bi fi boo xoolee rek bi kii di doog a wàcc Abdoulaye Wade di doog a wàcc Macky Sall dañu fekkul dërëm ci dëkk bi ñëpp di ko dégg ba Abdoulaye Wade jàppale ko ci dëgg sax ba ne 3 mois du fay salaire Idrissa wax ne leen non 417 milliards mi ngi ci keesu Sénégal loolu keroog journaliste da ko ne yow dig dana la woo loolu maa ngi ko doon rappelé loolu yëpp dama lay woon rek ne la ci dëgg-dëgg deal am na xam nga waaw deal am na deal am na mais tey ji ci point bi nga xamante ne yëkkati woon naa ko sànq moo aju ci wàllu discours yi nga xamante ne moom la ñu dégg candidat yi di wax gis nañu Macky Sall su waxee wala day tontu Idi su Idi waxee mu tontu ko wala su Sonko waxee mu tontu est-ce que askan wi loolu la ñuy xaar fi mu nekk ci candidat yi est-ce que joxar bi wante boobu la ñuy xaar wala programme boo xamante ne mën lañ leen ko vendre jaay leen ko ne leen su ma yoree réew mi dinaa leen defal lii wala ci lii laa leen fekk dinaa leen jëlee foofu. waaw loolu mun naa wax ne que Idrissa wax na programme am leer na yaakaar naa ne ñu bari dégg nañ ko. xëy na sax danañ ko gën a leeral. Sonko wax na programme am Macky moom amul programme bu muy wax parce que moom programme am mooy li mu def. man nag dafa am foofu tuuti rek lu ma si bëgg a wax si programme bi ak comme li nga wax nii xam nga Macky dafa defar autoroute Ila Touba ma dégg nga baal ma jàll foofu tuuti rek ma dégg affaire yu bëri vraiment ne ak Touba dañ ci war a sant Macky Sall moo war a sant waa Touba parce que soo demee Arabie Saoudite diggante Médine ak Makka 400 et quelques kilomètres la lu tax état bi foofu 400 et quelques kilomètres yi mu defal autoroute yu dàq yi téeméeri junni yoon def fa ay car climatisé kenn du fay foofu amul ay péage xam nga lu tax la muy am ca aj ga moo tax mu defar loolu état de Sénégal presque 200 milliards dana ko am ci màggalu Touba waaw lan moo tax mënu fa defar autoroute aller retour boo xam ne tax li muy am ci màggal gi kenn du fay mu dem dugal fa ab autoroute boo xam ne yow da nga ni nit ñi dañuy fay mais ko commercial la ñoom dañoo war a dem neexal sëriñ dañu war a dem neexal sëriñ bi mais pas question que ñu ne dañ fa def benn autoroute parce que autoroute bi da ngay fay parce que mais loolu vraiment yenuwul maanaam tey Boubacar ci wàllu discours yooyu comme ni ma ko waxee on s'attendait à ce que ñu vendre ñu loo xamante ne vraiment sénégalais yu bëri dinañu adhérer ci loolu mais liñ ci nemmeeku moo di ne des propos aigres-doux ci côté bu ci nekk tey jii est-ce que loolu lañ doon xaar comme ni mu ko waxee peut-être que certains candidats sont en train de faire des esquisses ci seen ay programmes mais le candidat sortant tey jii nee nañu bilan wam la nekk di vendre au lieu de mu tegal ñu li nga xamante ne moom moo di programme et des promesses également de des centaines de milliards yoo xamante ne tàmbali nañ ko di waxaat. Les candidats qui sont actuellement en campagne dafa mel ni maag sama papa bi ba nga ko laajee ci question bi il a fait un détour man dama lay tontu directement ndax ñu dañoo am bilan bu ñuy proposé Sénégalais yi lu ne fàng kenn du ko jeex wax na autoroute Ila Touba dafa bokk ci réalisation président de la République gis ngeen fii ay programmes yu mel ni Promoville PACASEN PUDC Prodac Puma fam yoo xamante ni du waxi kese boo wàccee ci terrain bi gis ko lu visible la wax na dëgg programme président li ci ëpp bilan am la waaye am na programme yoo xamante ni déjà plan d'action prioritaire bu PSE2 bi PSE pare nañ première phase bi te xam nga ne fan yële état du Sénégal am na confiance su bailleur mi ba ñu jox ko ci lu toll ci 7000 milliards bu mu juumul
xam ne dañ ko c'est un financement pour continuer le PSE2 donc deuxième phase du PSE2 dafa am yoo xamante ni ci programme bi lu ci mel ni tey ci wàllum décentralisation maison de la jeunesse et de la citoyenneté maanaam ci département bu ne Macky Sall dafa wax ne que bu ko sénégalais yi falaate mais tey su ko sénégalais yi falaatee dina fexe ci 7 ans tamit loolu bokkoon na ci programme bi nga xamante ne vendre na ko sénégalais yi ci ay points yu bëri yoo xamante ne jotu woon ko def ci gox yi nga xamante ne diggoon na leen fa bi mu demee daf leen ne su ma toogaatee dinaa ko def est-ce que kooku tey ji wax gox boobu war nañu bàyyi xel ci loolu gëm loolu comme li ñuy wax rek promesse moom ki koy gëm mooy ki mu engagé rek. Awa Diop Ndiaye waxoon nañ fi terre ñëpp ne mënul ne def na ko PUDC tey sous région bi ñu bëri wax na ko fi les gens s'inspirent du PUDC ñett tey yenn zone frontalière yi nga xamante ni moo tax a jug Puma mais c'était laissé aux oubliettes mi ngi dundaat alors tey acte 3 de la décentralisation bi dugg depuis 2013 2014 renouveau bu ñu indi avec beaucoup de manquements. du ñàkk wax naa la ko réforme boo gis rek dana am ay faiblesse am waaye ci faiblesse yooyu ci la ñuy jàngee te bul fàtte ne acte 3 de la décentralisation ñi ngi ci première partie wu acte 3 de la décentralisation première phase bi Macky Sall bu mu toog ak léegi il avait fait des engagements il avait pris des engagements mais lu ci ëpp ci ay engagement am mais respecté na ko tey yow borom kër nga wala góor gi borom kër la man borom kër la mais nañ nangu ne que coupure intempestive yi naan am ci courant su Wade mais amatuñ ko benn ñaar de plus en plus l'accès à l'eau est universel. de plus en plus seen campagne bi ñàkkum ndox ngeen ko tàmbale. déedéet boo nee ñàkkum ndox yow soriwoo fii ci lii xew fii waaye du coobareem du sama coobare du coobarewu Macky Sall erreur technique moo fi am njuumte am fii waaye léegi ndox ñëwaat na gis nga Awa Diop man dama jàpp ne Macky pour l'instant c'est le seul candidat bi wax bilan programme ñeneen ñi boo xoolee ñoom seen programme du campagne wax Macky Sall lii Macky Sall. mais Macky Sall tamit tontu leen. déedéet ndax Macky Sall boobu léegi dégguñu mu focaliser wu ci bilan wala ci programme li muy gën a focaliser wu mooy candidat bu ko wax mu tontu la. déedéet Macky ngir bu mu fi toog yëpp tontuwul mi ngi campagne tontuwul tuddul turu kenn xanaa kay diw ak diw ñooy naan président lii le candidat sortant Macky lii ak lii mun nangu ko ndax ku boot bukki xaj boobu la waaw li ma la mën a wax daal mooy fu ñu toll nii ñi ngi campagne proximité yaa ngi daw porte à porte yaa ngi dem nit ñaa ngi gis ñi gisoon bilan bi seen xel gën naa dal ñi nga xamante ni xëy na opposition bi da leen naxoon ne leen bilan amul ñu ngi gis donc il y a une réalité balaa fi may daanelee mooy tey Awa Diop Ndiaye boo doon dem Ziguinchor wala Kolda wala feneen temps bi nga doon passé ci bac bi gain de temps. lu mu am léegi fond Farafeñe bi nga bëgg a plébiscité nii fi mu nekk nii. plébiscité de loolu dafa am nañ ci sant yàlla. te ne Macky Sall jërëjëf. d'accord tey ci li nga xamante ne moom la ñu jëm mu di élection 24 février yi Macky Sall comme ni ma ko waxee moom jox na boppam li nga xamante ne moo di premier tour ndax tey mën nañu xalaat ci fi Sénégal toll en 2019 que ñu toog ñu ne élection présidentielle au Sénégal. ci premier tour la yem amul deuxième tour vu li nga xamante ne noonu la campagne bi tàmbalee ak li ñu mën a gis jamono ji lecture bi ñu ci mën a tirer. waaw xam nga vraiment loolu moom xel da ko mënul nangu sax boo seetaanee candidat yi rek ak ñi ànd ak candidat yi nga xam ne ci normalement tey Sonko ak Idrissa sax ñoo waroon dem deuxième tour Macky troisième la waroon jël bu élection yi bu fekkoon ne carte d'identité joxe na ko mu jaar yoon. mais nag mën nañ ko nangul ne xëy na moom comme nag état la yore mën naa mu dem moom mu ñëw waaye premier tour moom mënul am ci élection Afrique sax actuellement boo xoolee Mali gii sax bërki démb élection yi dañoo dem deuxième tour bon xam nga li yóbbu Macky mu dem deuxième tour loolu lu yomb la soo defee sondage si dëkk bi foo dem oto boo dugg nit ñëpp dañ naan Macky moom nañu abal na dem. mais Macky moom def na sondage am. waaw xaaral waaw loolu yomb na trop. même si amul droit waaw xam nga sondage non garaawul loolu mën na ko def mais damay joxe benn firnde Sénégal dafa am lu bees lu tax Macky war a dem te loolu ay njuumteem la gis nga Sénégal dafa am pétrole Arabie Saoudite li ci pétrole rek la am te dëkk ba suqaliku na daanaka
ñiy faral di tukki di dem côté yooyu su ay waxtu aj jotee doo leen gis ñoom waaye gan yi rek ngay gis seen pétrole oto ba fa oto amee problème mu kii sax contravention dañ lay bindal contravention ndax waroo paan essence. litre bi 65 francs. exactement waaw. léegi Sénégal yàlla daf leen defal loo xam ne dëgg-dëgg loolu nag ci nguuram la feeñe loolu tam yàlla nañu nangul la yàlla dogal mu ci ëpp amoon na sax mais ci nguuram la gën a siiwee fa la feeñe Sénégal am na zircon am na essence am na gaz am na fer extra ak or bi fi nekkoon waaye yooyu yëpp feeñandoo tubaab yi doo wut si ñu Macky fi mu juumee teranga bi ko yàlla defal dafa waroon a woo dem ci kilifa diine yëpp waxtaan ak ñoom ne kenn ku ne na yebal kenn opposition bi kenn ku ne yebal kenn société maanaam ñu dajaloo parce que xam-xam kenn xamul lépp. su ko defee mu te loolu intérêt Sénégal la. mu ne leen yéen gi kat lii wax leen ci ngeen waxtaan ñu xool nuñ koy doxale bu benn tubaab ñëwee ne lii dañ ko soxla contrat bi dañ ci wax nangam mu woo ñi nga xam ne ñoo xam loola ñu waxtaan ci su ko defee benn naxaate du ca am mais comme nag moom yàlla dogal na parce que Thierno Alassane Sall li mu wax ñëpp dégg nañ ko Macky Sall bu demee ba alalu Sénégal mu ciy wax naan contrat bi dama ko signante woon ak waa Total ndax kii sama xarit le président France be xam nga loolu aussi vraiment damay joxe benn exemple waaw nit ki su yàlla tere bu seen papa nelawee ñu am ay doomu baay doon kër ga mais taaw ba dañ koy jox rek ne ko nag kër gi yooyu yaa ko yore. bu amee location yooyu yëpp yow yaa koy réglé mais bu taaw ba taxawee nag ne non xaalis beeg contrat location yooyu yëpp nag man maa ciy def lu ma neex maa ciy wax lu ma neex xëy ma déglu xel mënul nangu loolu dégg nga yow dañ la jiital amuloo droit nga ne non kër gi sax bu ma koy jaay man kër gi baajee fay na ci 10 millions. kee fay na 5 millions mais kee sama xarit la ki fay 5 millions laa koy jaay ki fay 10 millions waaye waa kër gi da nga war a tàggoo waxtaan am déet parce que mais président Macky Sall waxoon na ci lu leer ci fànn boobu ñi xamul ci pétrole bi dara nañ ci noppi moom xam na ci dara ma ngi cay liggéey lu mu ca war a liggéey ci point boobu yaakaar naa ne xam nga moom baal ma xam nga moom pétrole sax la jàng waaye affaire bi lu question xam naa ci day déggoo li ma la wax doomu baay yi bokk ci biir kër gi seen papa nelaw même droit la waaw ku ne da nga ci am wàll da nga war a waxtaan xam nga da nga war a waxtaan soo waxtaanee rek doo juum mën nga am sax xam-xam bi mais tubaab yi ñëpp xam-xam ci pétrole fañ lay naxe yow doo ko xam nga parce que li nga jàng ñoo la ko jàngal kon fi mu nekk suñu pétrole bi gaz bi jaay non moo tax non jaayaguñ ko sax malheureusement bu Macky demee ñii di ñëw ku mën a ñëw ëllëg dinañ mën a réglé waat contrat yi d'accord voilà tey ci point boobu muy fay yoo xamante ne itam bokk na ci li ko opposition bi ngàññee lu ci bëri moo jëm ci nos ressources tey ji ñu jàpp ne daf ko dilapider tey ji ku ñëwoon bëgg gérer li ni mel tu auras de sérieux problèmes ndax c'est déjà vendu. dilapider loo xam ne defaguñu production bi naka lañ mën a dilapider loo xam ne ñu ngi ci phase exploration le 12 juin 2018. Macky Sall woote woon na concertation nationale acteurs yëpp ñëw ku jégi bañ comme d'habitude am na nag ñu ci ñëwoon ñu waxtaanee ci pétrole bi ndax moom philosophie mooy réew mi lu mu am ci ressource nañ ko pencoo moo gën ñu waxtaan ci mu def ko lu koy sax justifier mooy la mise en place du comité stratégique du pétrole et du gaz COS-Pétrole-Gaz donc yaakaar naa ni jéego ñu ci def tey wax ne que dafa lëndëm xëy na c'est de mauvaise foi góorgóorlu na ci gis nañ ko te lu yàggul sax lañ modifier le code pétrolier au niveau de l'Assemblée nationale juste pour que de plus en plus que le Sénégal puisse bénéficier des revenus yi nga xamante ni ci ay ressources am lay jugee. d'accord donc ñun suñu xel dal na foofu. ci point boobu pour clore rek ñu ñëw ci benn point gis nañu ne ñu ngi bëgg a ubbi benn enquête parlementaire ci les 94 milliards évoqués par Ousmane Sonko tey jii en pleine campagne électorale ñu bëgg indi enquête parlementaire boobu ubbi dossier boobu pourquoi autant de précipitation ci loolu te on avait largement le temps bi mu ko waxee ak léegi ça fait des mois
pourquoi avoir attendu si période bi il est candidat il bat campagne ñu bëgg ko woolu ci yooyu te il a été clair que il a saisi le procureur boobu ba léegi le procureur n'a pas réagi du wuyu ji ci enquête parlementaire boobu. loolu yomb na tontu waaye da may permettre ma ñëwaat ci lu góor gi wax. rapidement heure bi xoj nañu. waaw ba mu naan nekk xëy na bu Sonko ak Idi demee boo xëy ne ko Sonko ak Idi dañuy dem deuxième tour dafa mel ni dafay xeeb yeneen candidat waxuma sax Macky. élection législative moo war a nekk le baromètre bi ñu war a permettre ñu xam. xanaa des partis politiques may ma pare. PUR mooy 4e force politique bi. Pourquoi jëlul PUR? Pourquoi waxul ma dikkee législative c'est pas comme la présidentielle. Le cas de Ousmane Sonko sur les 94 milliards sur les 94 milliards. aw Diop man juriste la dama lay wax li xew xam nga Ousmane Sonko wax na Mamour Diallo tontu na ko Amadou Ba tontu na ko moom Ousmane Sonko man lire naa plainte am yéen it lire ngeen plainte am xam nga benn cité wu ci kenn présomption la wax fa ne présumé tuddul tur benn ñaar mu adressé ko parquet. mais moom bu mu koy def au nom de son parti la def mu def ci moom son titre en tant que député c'est une stratégie politique xam nga lu tax moom député la lu gën a yomb waruloon sax xaar commission d'enquête parlementaire na dem ci ay nawleem député ne leen lever mon immunité parlementaire parce que Ousmane Sonko doful xam na ne mais bu immunité parlementaire am jógul procureur du ko mën a woo benn ñaar moom moo bëgg mbir bi leer mais na nangu commission d'enquête parlementaire ñett Mout Ban mi mu doon wax mais Mout Ban temps yëpp mooy wax ne que moom il a des preuves que Sonko ne dit pas vrai xam man bëgg ma torop di ci wax parce que ñi ci war a tontu nañ ci. mais pourquoi le moment choisi quoi pour ouvrir l'enquête parlementaire. assemblée amul pause période bi pourquoi ngeen jàpp ne assemblée dafa war a am waxtu woo xam ne ci day liggéey waxtu woo xam ne waru cee liggéey. non mais xam nga am na yu bëri yoo xamante ne waroon nañ ci liggéey bi ça fait des mois muy évoquer les 94 milliards et autres sollicité woon enquête parlementaire on l'avait pas entendu pourquoi avoir attendu moment wu campagne électorale bi pour woo ko alors qu'il est candidat. campagne bi barki démb la commencé. bu ñu commencé waxu commission d'enquête parlementaire il y a quelques semaines de cela donc c'est pas en pleine campagne c'est avant la campagne électorale d'accord moom moo bëgg lu leer mais na dem mbir bi leer ndax ñëpp noppale ko. Papa ci point boobu rek ci waxtu bi nga xam ne lañu wooloo Ousmane Sonko ci enquête parlementaire mu nekk di battre campagne ci mbirum 94 milliards yi tey jii pour ñu indi ci ay leeral. waaw dinaa jàll foofu mais dama bëgg a wax rek. rapidement papa heure bi xoj nañu. waaw soo gisee saa nga ma tudd sax bàyyi PUR xam nga mënoo tuddandoo ñett. dama joxe exemple rek mais du question dama wax ni PUR mën na ñëw c'est comme Madické mën na ñëw. xam nga dama la bëggoon wax nag ne fu mu nekk nii. booy xool ci doole rek PUR ëpp doole Pastef. waaw d'accord loolu waaw loolu mën na nekk. waaw moo mën sax réew mi ndax yéen coalition loolu amul problème yéen baromètre bi élection législative yi léegi. peut-être problème mu Sonko problème mu Sonko ci li mu wax man nag xam nga loolu mënuma ci wax lu dul li ma ci sama xel mën a may li ma sama xel mën a may mooy yëpp ku ñu jiiñ daal lu toll ni ay milliards te procureur nekk fi moom war na dem leeral loolu war na woo kooku ñu leeral loolu nga defee ñu xam ndax Sonko li mu wax moo amul. mais moom saisir na procureur bu yàgg. procureur defu ci benn jéego. assemblée nationale toog ba mu nekk en pleine campagne toog ko woolu itam loolu moom moo lënt xelu askan wi. waa xam nga loolu kay lëntul xelu askan wi ci li ma jàpp parce que tam nag xam nga dëgg yàlla rek man dëgg man dama mënul a wax leneen lu dul dëgg. te am na dëgg boo ko maslaa sax suñu borom dana la jéppi loolu jaru ñëpp xam nañ li ci nekk. ñëpp xam nañ ne dëgg-dëgg koo xam ne yow ku dend ak yow ak loo mën a def kenn du la laal mais képp koo xam ne kii bokkoo ci alors yow boo defee benn ak ginaar sax boo ko sàccee ñu ne nañ la yóbbu ci yoon mais loolu ñëpp a ngi koy gis d'accord loolu rek foofu laa ci yem li nag nit ñi ñoo koy jàngatal seen bopp jërëjëf Babacar Bertrand Baldé fare ci Alliance pour la République bokk ci kuréelu cadre yi nekkoon suñu invité ci Selebe Yoonu tey bi ak Serigne Diong fare réew mi ma leen di jaajëfal bu baax Oustaz Assane Diouf mi fare woon ci coordination bi du côté de la régie et de la réalisation technique Cheikh Tidiane Diop ak ki nga xamante ne moo di Issakha Diagne ak Serigne Aliou Keita
di jaajëfal bu baax Ousan Sall mi yore woon wàllu logistique bi ak décor bi di leen jaajëfal yéen ñi safoo leeru jamono Walfadjri ni ko Babacar tàmbalee foofu lay tëjee di jaale bu baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo di baro bi di jaale njabootam itam ki nga xamante ne moo di maître Mbaye Jacques Ndiaye mi nga xamante ne dëddu na ñuy ñaan suuf woyof ci kawam suñu borom atte ko ci yërmandeem yóbbu ko ci àjjana firdawsi mu nekkoon frère nekkoon ami itam nekkoon collaborateur ñu koy jaale waat bu baax askanu Sénégal yëpp di leen ñaanal fanaanu jàmm ak salaam te di ko sàkku yéen dig daje àllarba bi di ñëw bu soobee suñu borom